d'accord ñu xaar ba xam fan la wanenti ñu dégg gëtam ñu ñëw ci yow Gris Bordeaux jékki-jékki nañu rek gis xibaar ci internet bi ne Gris Bordeaux dafay déposer candidature am ci mairie bu Médina ñu bari dañ ko jàppe woon ay léeb ak déppoon parce que ñu bari gëmuñu ko woon ñenn ñi ne nga xaar ba nekk fin de carrière amatoo benn yaakaar ci làmb ji nga ne xaar ma sumb ci laagu politique gi loo ci wax. non mais loolu c'est làmb loolu tey li ma war en tant que citoyen tamit on parle de commune mooy fa nga dëkk fa nga juddoo fa nga yaroo wax naa la ko léegi fi nga toog nii bi ma nekkee booy moo jógee entraînement aw ma sa lu ma ndekki fi banc bi nga toog lay toog fi nga daan toog kon banc bi ak yow c'est une longue histoire banc bi fi nga toog nii bi may débuté suma carrière fii laa doon toog ma déggee entraînement kusum fii laay toog xaar taalibe yi romb fii ku ci nekk ma jël sa ay biscuit ramasser biscuit yëpp laaj leen soow li ponché ko lekk pendant des années donc ça veut dire que tey fii nga toog fii cosaan la ci man su ma fi toogee damay féex bu ma fi toogee ça me rappelle beaucoup. waaw mais Gris toog fi féex cosaan la koñ bi ñëpp xam nañ la mais loolu est-ce que war na tax nga mën a am fit ndey ni di laaj maire bi ak Médina ni tendance yu bare. mais parce que on parle de local fa nga dëkk yaakaaruma laajuma maire Guédiawaye yaakaar naa laajuma mairie Mbao tamit waa Mbao dalal la nga koy rafetlu nga bàyyi ba Mbao ñu fa sànni Mbao ñu Médina fi la dëkk fi laa juddoo fi laa màggee fi laa déggee fi laa defee lépp te fii tey Médina bii ma nekk nii tey moo ma def li ma doon tey Gris lépp lu mu réussir ci àdduna te fexewul ba bokk ci développement wu Médina yàq na parce que Médina moo ma def li ma nekk c'est Médina qui m'a formé c'est Médina qui m'a forgé kon tey dafay jaadu li sama àddina ma consacré wu ci un peu de temps pour xool man lan laa mën a apporter Médina te loolu li ma ci am tey muy esprit patriotique noonu la ko mécanicien bi amee bu dëkk Médina noonu la ko étudiant bi amee noonu la ko maçon bi amee noonu la ko bépp citoyen waxuma la Médina foo mënti nekk mën a apporter quelque chose sa quartier bi nga dëkk tu dois le faire parce que tey il faut pas laisser la place aux politiciens affaire bi nekkul ko war a méditer wala ku war a dëggal sa bopp ne dama bëgg a bokk ci les instances dirigeantes ci quartier bi ma nekk da nga war a nekk politicien il faut pas laisser la place aux politiciens jeunesse bi actuellement ils sont conscients de beaucoup de choses léegi c'est pas seulement Médina rek de demal ci secteurs yi quartiers yi wër Médina yëpp ay Colobane Fass Gueule Tapée yooyu yëpp bu jeunesse bi dañu jóg xam ni parce que ay local nii daanoo ci woon dégg sa jeunesse bi di si impliqué. waaw bi pas da gis nañ ñoom ñëpp dañoo prendre grâce non parce que il est mais yow tam est-ce que tam coow li mu bëree di ñu topp la di leen ndax monsieur le maire nga foog ne fi ne yaa fi ne. non mais parce que xam na jeunesse wu Médina xam nañ man Gris du ma dox ci lu ñàkk fayda du ma dox ci lu ma gëmul man Médina mën nga ma ëpp moyen mais mënoo ma ko gën a bëgg. maintenant mën nga ma ëpp moyen di ci def. te la ngay def sax xaalisu dëkk bi la. sax xaalis. ak ku munti doon boo nekkee politique moomuloo ko. financement yi bari na fii. moo tax booy yi may wax ni man leen politicien bu leen jox campagne bi nit ils vont certes beaucoup d'argent. ku ñu génn xaalis bi la jox xaalisu dëkk bi la. c'est l'argent contribuable. d'accord ku ñu ci jox na nga lekk ba suur. waaye na nga xam ne Médina ñun jeunesse bi ñoo koy defaral. kenn duñ ko defaral. Médina bëri na ay yàqu-yàqu. côté sécurité. sécurité. Médina y a 20 ans ak Médina léegi c'est différent dafa bëri trop laisser aller. mais lu waral loolu. non parce que tey suñu njiit yi dañuy politique bay ba xam nga tey nga ne tey benn comme je te donne l'exemple tey bëri na anarchie yoo xam ne tey nii kenn mënu ko dindi lu dul maire yi kenn mënu ko dindi lu dul maire yi. mais yéen seen maire bi fi nekk muy Bamba Fall mu ngi liggéey de il paraît. non mais mënul bañ a liggéey mais tey li mu deful ak li mu promouvoir ak li mu deful depuis que mu nekk fi ak léegi moo fu mu def tey dafay baax de changement dafay war a am te jeunesse bi conscient nañ léegi de c'est pas seulement Médina de yeneen zone yi ngay gis yëpp boo yi fa dëggal nañ seen bopp te tey man tey yàgg naa ko bëgg nekk ci kanam yàgg naa bëgg teg mais tey li ma gën a booster mooy suma ay yaay suma ay pap ay kilifa yu dëkk Médina. ñoo xam ne tey mënoo tudd Médina te doon tudd. comme kan ak kan. non je veux pas citer leur nom mais dama la bëgg xamal ay kilifa yoo xam ne mënoo tudd Médina te doon tudd suma ay yaay suma ay sœur ay groupement ay mbootaay ay association. kon daal ñu nekk sa ginnaaw bari na. maanaam ñooñu tey buñ ma jiitalee
même su ma doon naan dama d'ici quelques années sax il faut que ma wan ne li man li ngeen may kii ni yàgg naa koo xalaat yàgg naa ci am ay réflexion mais tey bu la mbooloo bu toll noonu jiital ay groupement ay association xam nga tey jiital la ne la yow yaa ñu doy jiital ñu topp sa ginnaaw loolu fekk gi tamit nga yàgg koo bëgg non doo mën lu dul tey topp la ci lu ñu bëgg parce que ñooñu ñëpp tey Médina man ngir maa gën a tuuti ci ñu ko bëgg mais am na ñoo xam ne bëgg nañ taxaw dëggal sam mais xamuñu fu ñu jaar je suis un leader tey moo tax tey ñu jiital ma ci loolu te mënu ma def lu dul tey seen attente boobu di ñu koy xaar ci man lu dul tey dooleel leen taxawu leen pour Médina pour faire partie des développement de la Médina loolu mooy mission bi te dama ci woo jeunesse bi yëpp jeunesse bi conscient nañ ci samay sise yi sama yaay yi suma papa yi suma xarit yi suma copain d'enfance yi am na nag nu mu dul neex parce que tey mais ñu bari neex ñu leen parce que da ngaa dëgg fit non fit moom tey man dama bëgg jeune bu engagé wu parce que tey parfois sax nga dégg Gris Bordeaux est-ce que amul ñu nekk ci ginnaaw mais gis am na ku nekk ci ginnaaw loolu laa la bëggoon laaj su ma ko déggee ça me fait rire parce que tey ñun dañu war a am habitude jeunesse bi nii di gëm ni l'avenir appartient à la jeunesse. mais ñi naan Cheikh Ba moo nekk ci ginnaaw nag. non peut-être dañu seen dañ ma xamul rek ñi ma xam dëgg xam nañu lii lu ma yàgg xalaat la. mais jàkkaarloog caméra bi nga wax Sénégalais yi que ne. fu mu toll nii da kenn nekk ci ginnaaw. non loolu moom ñi xam Gris ñi xam Ibrahima Dione Gris Bordeaux ñu dëkk fii duñ ko wax barke Cheikhou Tidiane barke Alxuraanu Karim duñ ko wax parce que man su ma defee suma carrière ba mu jeex te teguma ay chantier tamit nag maire bi dara maire jege sa population la doon aller voir des partenaires am ay partenaires ñëw parce que Médina dama yëg naa ba Médina bi amatoo benn espace bi boo tabax Médina amul usine nekkul comme ay Yaraax ak yeneen zones yi nga xam ne ay usine dafa nekk Médina mënoo fi teg lenn lu dul dem aller voir des bailleurs ñu ñëw fi teg ay système yu teg xale yi liggéey suñu rakk yeeg suñu yaay yi gis seen bopp Médina 90% jeunesse yi ñuy liggéey ñu am na ñu liggéey maire bi fi nekk yaakaarul lenn lu dul patente juuti amul leneen yaakaarul lenn te loolu population bi Médina yokku na te parce que kër yi fi nekkoon yëpp nekk ay këru famille góor parents yi dëddu nañu ñu jaay kër yi def ko R+5 R+6 location léegi Médina gën a surpeuplé en plus problème bu am ñun Médina bokk nañ ci quartier yi gën a subir la raison période émeute yi Médina moo gën a subir ci quartier yi problème bi fi amoon xam nga ñaan ñu yàlla mu amati fi Médina bokk na ci quartier yi gën a subir parce que centre ville la Médina mooy poumon Dakar Médina mooy capitalu Dakar moo jur quartier yi fi nekk yëpp te ñun ba léegi suñu gain de cause mënuñu ko am suñu jeunesse bi dafa dañ tumranke liggéey amatuñu liggéey gisuñu sax liggéey kon ba xam nga ne kon li lay xaar bu nekkee maire du yomb tey mën naa jógee but ba but fii cap bi dox ba ci fond bi ba au fond bi 11 bi 15 17 19 21 25 et cetera amul kër bu ma fréquenté wu te maire dara lu jege population bi xam seen jafe-jafe mën leen taxaw du leen man tey Médina aw ma fi noonu mën na am na ñu mu dul neex parce que tey mën ngeen am xarit boo xam ne tey vous avez partagé beaucoup de choses yow nga jóg tey pour am esprit patriotique bu la permettre tey nga jóg pour bokk ci ñi nga xam ne tey ñoo war a doxal dëkk bi tey sa xarit sa am di jàmm mën na nekk sa mag mën na nekk sa rak mën na nekk sa jigéen nga fekk ko un politicien boo xam ne peut-être fa la gagne-pain am nekk parce que politique gu léegi mooy damay ànd ak diw ku 90% ñi def politique damay ànd ak diw pour lu may am ci moom. intérêt la daal. te or que loolu système boobu war nañ ko xoolaat parce que tamit du foofu parce que tamit boo bëggee doxal kut ko tàng parce que tey africain dafa bëgg benn système dafa bëgg jël garab saxal ko tey mu sax tey fruit ñëw tey mu lekk ko tey non non. impossible. te or que tey les pays développés da ngay gis koo xam ne tey doo gis ku riche di def politique. c'est rare nga gis un milliardaire bi def politique. te pourtant en Europe les pays développés da ngay gis koo xam ne def politique il est hyper riche c'est un multimilliardaire boo xam ne doo daan day def politique pour xaalis. mais fii da ngay gis parfois gars yi nga xam ne yoruñu dara dañuy ñëw def politique enrichir wu liggéey seen bopp
ba taxaw nañu ñukk dem ci yeneen affaire loolu il faut que jeunesse bi conscience ci loolu. d'accord te dëkk kenn mënu ko defar lu dul tey jeunesse bu taxaw nañ tëj na nii de changement dafay am. alternance dafa am baax ci lépp. kon daal jot na ñu. alternance dafa baax ci lépp boo fi toogee benn at ñaari at boo fi kiiwee defar nga ak defaroo baax naag baaxul nga bàyyi. keneen ñëw doxalaat. loolu moo valable pour caution bépp. bu ko defee def li nga war a def boobu defar nga ak defaroo bàyyi keneen ñëw defar. il faut que Médina am alternance loolu dafa jaadu. d'accord mais sa carrière li nga xam ne carrière sportive bi noo koy def. non loolu ça n'a rien à voir. parce que yaa ngi tey xalaat nga nekk mbër nekk maire. non dem loolu combat ñëw ñu naan maire bi moo doon bëri loolu yooyu. dara ndaw maire bu am dégg moom maire day sax xorom dara day rek lu laa la wax maire du ay fo. maire dafay saf xorom bëri bay rey nit ñi bëgg la. man Médina aw ma noonu Médina man. dëgg la. mën nañ bañ a bokk gis-gis comme li ma la wax léegi sax mën nga nekk sama xarit rek. nga jégg ni Gris Bordeaux mi ngi médité dëggal na boppam peut-être nga doon ànd ak benn politicien nga yaakaar ni Gris Bordeaux day concurrent ak sa leader. or que nag nañ ko jël avec philosophie. man li ma droit bi ma yoon may moom may képp kuy Médinois nga mën dara yaakaar ni war nga mën a contribuer ci sa dëkk. surtout les sportifs parce que tey Sénégal dama gis sport bu ma waxee mbër rek damay égoïste. mais d'une manière générale sportif xanaa xamul Sénégal dañu tumuranke jël un sportif tey jël ko takkal ko ndomb tànk parce que sportif li muy xam benn pour nga def sport il faut nga am xol mu yaatu il faut nga nekk nga mën a partage ñu ko mën a muñ sportif boo xam ne def na carrière yëpp te moom expérience de vie am vécu am lépp kooku tey bàyyi sport pare nga jël ko teg ko nële nekkul conseiller nekkul kooku xalaatam soxla woo ko te dans les pays développés les sportifs dañ leen di coopter di leen dugal ci yenn ministères yi pour ñuy indi seen contribution. kon boog appel bi dama ciy woo sportifu Sénégal yëpp surtout Médina. les footballeurs les basketteurs les d'une manière générale surtout sport individuel yi jël woo ñoom ñëpp pour ñu jàppale seen frère nga xam ne tey man Médina rek moom. yaa ngi campagne de. xam nga Médina pourquoi pas xam nga. di woo sama frère yi sama ay papa yi nga xam ne bàyyi nañu sport bi sama ay frères yi nga xam ne ñu ngi soog a commencé sport bi woo leen ñi xam ne lii affaire de patriotique la te day Médina tey li ñu moom dañ ko war a jël téye ko suñu loxo suñu quartier bi amul kenn ku ñu koy defaral du dund. d'accord alors tey nooy def ci campagne bi yaa ngi am ay combat ku ci mel ni Balla Gaye mi ngi Paris di bëre yow nga toog di campagne ñu ci bari loolu la ñuy wax ñu ne xanaa kii combat bi jëlu ko au sérieux parce que adversaire am ma nga fee di liggéey moom mu toog di campagne. combat bi ñëwagul ça reste xam nga tey moom ñun làmb yàlla daf leen def ñu nekk ay professionnels ci li ñuy def làmb sport boo ci nekkee 20 ans am nga ci expérience boo xam ne combat bu ñëw ak fi ñu koy teg parce que duñ ci ay gan xam nañ fi ñu ciy jaar. maîtriser ngeen ko daal. maîtriser nañ ko xam nga tey liggéey sa liggéey bi ngay def nii macha allah expérience bi ci li nga ci am léegi ak bi nga koy débuté c'est différent. du doon benn dafa mel ni tey dafa mel ni liggéey boo yàgg rek sport boo xam ne 20 ans yaa ngi koy def. xam nga fi ñu ciy jaar xam nga fi ñu koy teg ba le jour ji ku la gis bëgg. combat la bu des boo xam ne tey dama ci war maa ngi ci ne lii ça n'a rien à voir. d'accord li esprit patriotique la. te fii Médina rek ma jaral tey. may dégg lu ma naqari parce que tamit affaire yi moom boo déggalee sa bopp di nga dégg sax ku la sànni xeer. boo xam ne sax seqoo leen sax jàkkaarloo. boo xam ne say xarit. kon xeer yaa ngi koy yëg mi ngi lay daal ñàkk mais man li ma xeer yi ma daj. da nga blendé xeer yi ma daj ci làmb ji mun ma ko xeer yi ma moytu ak xeer yi ma dékku. xam nga ay détails la. parce que man défi daf ma neex te tamit lépp dañ koy teg ci yoon. xam nga loolu àddina moo am deux types de personnes. mooy ñi nga xam ne dañuy bëgg rek nekk ay nit ñuy seetaan dans toute chose am ñoo xam ne dañu bëgg nekk les artistes. dëgg la xam nga te man yàlla dafa dogal nag damay bëgg di contribuer ci lépp li ma nekk. xam nga loolu mooy projet bi. d'accord Bombardier am combat MMA ñu gis ne Sénégal yu bari ñu ngi koy lancer ay message lan nga koy wax. non mon frère combat bi war na jeex sax man xamaguma sa résultat bi parce que 18 heures la waroon commencer fële ca fii dëkku kii ba. Russie xaw ma attenant kii Moscou. waaw Moscou waaw xam nga war na jeex sax parce que 18 heures la war a commencer. suñu frère la et puis ñoo bokk association bi mu nekk suma porte-parole. ñu déggoo ci yu bari di def échange yu bari. te tey moom dafa wan yoon bi ñu tey mën nga ma nekk mbër def beneen discipline parce que làmb tey dañu macha allah mbër yi sont 8000 et poussières ñëpp yàlla mayu leen seen wërsëg dafa war a nekk ci làmb. am na ñoo xam ne tey un lutteur mbër yi ñoo ci ëpp chance pour def MMA 90% des lutteurs ñu def MMA bu fi affaire tàmbalee laa leen wax ni
tenter leen seen chance ngeen def ngeen def MMA. MMA ça paye plus que la lutte. te du leen tere tey bu làmb amee xoromu làmb ak xoromu MMA c'est différent. làmb c'est sport de chez nous. mbër bu ci am possibilité def MMA def ko parce que am na mbër yoo xam ne amuñu chance mais am na ay booy yu bëri yoo xam ne ni Brésil lañ nekk ñi partout xam nga def MMA di ci gagné xaalis bu waxtaan. te làmb boo bëree benn combat balaa ngaa bëri yàlla xam kon tey ku ci am chance su saisir ko MMA def ko. parce que at yi dafa gaaw at le temps passe. moo tax war na yoon jeunesse bi et tey ndax combat bi j'espère que tey yàlla dina ko ci may ndam. suma collaborateur la suma mooy porte-parole association bi. di ko ñaanal yàlla parce que nit ku yaatu la nit ku baax la Sénégal gi yëpp parce que nee naa ko nekkul bombardier parce que Afrique tout un continent yow ngay représenté. dëkk bu naan Sénégal kon boobu boo fa teewee ñun ñëpp nga fa teewal ba fay dem drapeau Sénégal la fa yóbbu. kon boobu ñëpp ko ci war a jàppale ñëpp ko ci moo tax mbir yëpp naataangoom yëpp defal nañ ko ay vidéo souhaité ko yàlla may ko ndam. d'accord incha allah noonu lay demee. alors yaa ngi dugg ci langue politique yaa ngi koy wax mu nekk élection locale mais tamit ñi ngi jublu ci li nga xam ne élection présidentielle bu yàggul dara incha allah sénégalais nag dañu nekk ci ay jafe-jafe dund gi cher na li nga xam ne bëgg nañ ko muy li ngay wax léegi problème d'emploi des jeunes ak yooyu lan moo ci sa xalaat. non loolu moom on a discuté même pas loolu moom waxaat du bari wax loolu wax naa ko waxati naa ko. tey mooy li ma lay wax. Sénégal dafa am benn habitude mooy lan mën naa ko du ma ci wax du ma ci yee du ma ci yàgg. ceeb bi denrée alimentaire bi li ñu koy yokkee dafa garaaw. yokk ñu sax ay 500 ay 3000 francs la ñuy yokk. pomme de terre. soble ceeb. mais au nom de quoi la teguñu ko fenn parce que état du Sénégal peut-être ñoo def ay yenn investissement yi rek investissement bu ñu ko defee nii ba kees gi amul xaalis rek ñun askan wi ñoo ko si amul leneen ñun ñëpp comme léegi Sénégal dañoo jub xoolal ñi jëful politique sax comprendre fonctionnement de l'État mooy dañuy jël def ay investissement yoo xam ne baaxul pour population bi ba dëkk bi amatul benn xaalis ñu jël ko nag yokk ko ci askan wi ñun baadoo lay nit yi dee amul leneen dañuy jékki-jékki ay yokk yu immense ay yokk yu musul am ci àddina bi da ngay gis mère de famille te ba ñun baadoo lay rek ñoo ciy faatu. Sénégalais na fa am habitude mën naa ko ceeb yokk nañ ci 5000 mën naa ko du ma ci kaas du ma ci wax te ay Europe les pays développés 25 francs dañ koy yokk ci mburu wala dara sax gars yi wàcc ci tali ba léegi mosoo dégg ku ko yëy ku ci yàppi kenn waxu ci ñu ngi koy jëndal parce que état bi lu ñu teg ñu tegoo ko mais dafa jaaduwul ñu jekki-jekki yokku denrée alimentaire yokk ko d'une manière doy waar boo xam ne mënoo ko comprendre tey yow mi doon yóbbu 50 000 wala 75 000 di dem di jënd ration boo yóbbu 150 000 doo am diwlin te ay yokku 3 000 ñii ay 5 000 ñii ay 7 000 mais ci kan lan c'est l'état du lenn état du Sénégal te nag war nañ yërëm population bi de war nañu yërëm population bi war a yërëm suñu yaay yi war a yërëm suñu doom yi war a yërëm l'avenir des jeunes mais affaire du da ngay toog fee rek bu la neexee nii jël xaalisu dëkk bi dugal ko fu la saf affaire yi métti ci ñun nga jékki-jékki yokkul lépp ñun ñoo koy subir loolu dafa jaaduwul il faut que état bi le président Macky Sall il faut mu am yërmande bu baax a baax ci suñu yaay yi ak ci jeunesse bi surtout la banlieue il faut mu bàyyi xel surtout Médina bi nga xam ne tey ñun jeunes yi booy yi dañ ciy xool 80% yi amuñu xëy te nag bokkoon na ci ay projet xam nga jeunesse bi am xëy yooyu loolu nag ñu ngi ko ciy woo pour mu gën a revoir les choses pour mën a taxaw jeunesse bi parce que l'avenir appartient à la jeunesse. d'accord Gris ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa dalal bi ñu dalal fii sa fief di Thierrine lan mooy doon sa dernier kàddu lan ngay tàggatoo ak loolu seetaan am mbégte sama conseiller sama xarit. chargé de communication waaw chargé de communication di nuyu sama gars yi moom daa ragal télé quoi moom. amul ragal la Mawar Ndoye. di suma mag xam nga Habib Lo mi ngi fii. gars yi parce que bi ngay ñëw fii dañu ragal ay écran xam nga di ku may xelal Baye Mawar Ndoye kilifa ci quartier bi. xam nga papam la ñu tuddee nekk sama conseil nekk ku may xelal. ne koo xam ne tey lépp loo xam ne tey daf moo koy luy ñëw ak xalaat du ci jóg daanaka defee nii waxee nii moytul lii. loolu nag dafa ñàkk ki ñaan rek. moom ñuy topp sama xarit la yàlla na ko yàlla dafa jàmm di sama bopp di suma xarit. ñu nuyu population médinoise bi yëpp parce que tey fi ma fekk nii plaisir la nga fekk ma fi parce que boo fi toogee damay
du ma ñàkk insécurité. sécurité totale lay am. dëgg la. xam ne fii fekk nga ma fi nga ma war a fekk. di wax ni rek ni tey ñun amuñu dañuy sant ak ngërëm. parce que ay jeunes lañu xam nga yàlla. maa ngi sànq ba léegi nag yaa ngi tàggoo yaa ngi wax jeune nga mais est-ce que nekk ko pas léegi. non lu ma def pas. damay laaj rek. mais loolu pour être jeune ban at ban ñaata at ngay am pour commencer nekk jeune ah. damay laajte rek dama gis ñun jeunes yi. jeunesse kañ la commencé yow de bu ma nekkul jeune doon jeune yow. man du may yow xam nga man ba tey. non jeune la man yow doo nekk jeune te am na ay peut-être nag responsabilité yi. mën na la def mag. parce que boo teelee am ay responsabilité teel a yenu njaboot. parce que man yàlla macha allah yàlla daf ma teel a jox ay responsabilité. dëgg la du ma sama kër. suñu kër du ma fa taaw. topp ma sax ci taaw ba. yàlla daf ma teel a jox ay responsabilité ma yenu njaboot. dëgg la macha allah nekk xale bu ndaw. xam nga yenu njaboot. di ci def lu ne yàlla dama ci mës a suturaal nag. xam nga loolu nag sant yàlla responsabilité da lay magloo sax. parce que tey boo demee Europe ay jeunes yu am 35 ans 40 ans ñooy yor xoolal responsabilité yu. parce que loolu yooyu dañ na léegi. parce que tey je donne l'exemple de Macron ñaata la am. dañu bëgg ne dem ba am si ay 70 ans di yor loo xam ne àddina koy yor. dëgg la xam nga la di naax di juum di fàtte. mais loolu tey loolu dañ na léegi. dañuy déglu société yoo xam ne ay boy yoo xam ne teel a jàng teel a tekki am ay 32 ans 35 ans yor loo xam ne àdduna. foofu la mbir bu toll léegi. affaire bi nekkul moo tax local yi nii nga gis booy yëpp jóg. partout au Sénégal. demal Mbour demal foo dem. jeune quartier ba jóg. jël maire bi. parce que si tu as envie de contribuer ci dëkk bi ci maire ba nga nekk. non mënoo toog na dëkk. mënoo boo demul ci maire ba looy contribuer ci dëkk bi. ça fait plaisir nag jàkkaarloog sama sœur. booy Colobane mais booy maintenant di nuyu waa Colbès yëpp. bari naa fa ay xarit. bari naa fa ay am jàmm bari naa fa ay gain parce que fréquenté naa fa. xam nga ay Fass Gueule Tapée Colobane xam nga HLM ñaari tali Gueule Tapée xam nga zone A zone B parce que man Sénégal ñëpp moo bëgg. moo tax lii tey bi ma ko yëkkatee bari na ñu ma ci encouragé bari na ñu ma ci épaulé. encore une fois di la jaajëfal di am contentement ci yow. yaa xam ne ñun bëgg ci Dakar Buzz. yàlla na am ay tànku kanam ba ñu am ay tànku ginnaaw. je suis très content di nuyu sama copain. li nga xam ne moo tax affaire yi yomb. Canaar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mooy ko yombalal xam na moo yombal affaire yi moo c'est mon frère. di nuyu ñoom Baara. di nuyu sama gars yi parking ba yëpp maa leen di ziar. jaajëf merci. d'accord ñuy sant bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñu doon seetaan monsieur le futur maire de la Médina lañ doon dalal xam naa dañuy ànd ak Dakar Buzz ci li nga xam ne rek moom mooy campagne bi incha allah bu ko defee mun ngeen ko seetaan di gërëm ñi ñu doon seetaan di leen sant bu baax di ko sant moom tam encore une fois parce que xam nañ temps bi xat na mais nangu na suñu invitation comme ni nga ko waxee ñu nuyuwaale Canaar bu baax ndax moom moo tax tey ji ñu invité la di gërëm ñi ma àndal muy Lamine Pape Diop bu Dakar Buzz nga xam nag yàgg naa xeex ngir yow suñu chauffeur bi ñu ànd moom boo nee kii Gris Bordeaux rek foog naa xam nga xol bi dafa xat tey sa fans la day yëngal voilà di nuyu El Maestro Junior bu baax a baax ak Amadou Sy sant nañ leen gërëm leen beneen yoon ak beneen invité